fu ñu toll ni tey lu neex waay nga gëm ko nga wax ko waaye lii am ba des mooy corona lu am la variant delta lu am la mu ngi faagaagal ay nit amul kenn ci ñun wala amul lenn li nga xam ne nit ki dinañ la wax ne que ne diw am na corona wala bërëb bi am na corona te yow yaa doon taxaw fii di défendre ne que corona amul gëw ma ko ay manipulation la nga daw dugg foofu parce que ñun ñu nekk ci contact ak maladie lu bari la ñuy gis nit day ñëw nga defal ko test mu positif au lieu mu lay xalaat yow ci boppam lay xalaat mel ni ku bëgg a daw boppam ki am feebar bi ci boppam mooy bëgg a daw boppam c'est ça la réalité personnel yooyu ils sont chaque jour chaque heure chaque minute chaque seconde ci li nga xam ne mooy seen liggéey ils sont exposés parce que variant delta bi dafa wuuteeg bi nga xam ne moom moo fi jiitoon lii delta bi mun na la jàpp te fekkee amoo benn signe bi nga xam ne moom lañ ñun ñëpp moom lañ gënu xamoon mooy soj ngay sëkkat wala di tisooli yaram bi di tàng wala ngay am ay courbature delta bu ñëwee mun ngaa bañ a am lii yëpp fekkee yaa ngi chargé sa yaram ba mu fees dell yàggul ñu am cas bi nga xam ne malade bi ci boppam moo ñu forcé nekk defal leen ma test ñu ne lan nga am mu ne non damaa bëgg def test rek ñu forcé ko ne ko yow amoo signe bu ñuy remplir papier yi sax du ñu am sax lu ñuy bindi parce que dafa am li nga xam ne faaw nga présenter li mu sarax ñu pour ñu defal ko test mu positif kooku ku am soxna la ku am ay njaboot lañ kuy fréquenter nit ñi la fu ne la doon dugg avant mu doon am xibaar boobu moom ñaata nit la wàll ci diggante boobu foofu la ñu toll ak delta bi nit ñi bàyyi ci xel première chose yi ñuy wax tey ñi nekk fii ni ñun ñëpp bu ñu defoon test dina bëri ñu ci positif lu am la waaye problème bi nekkul foofu ñi nga xam ne miin nañ Dakar tuuti miin nañ structure de santé yi ñun ñii nga xam ne ay acteurs de santé lañ da ngay am sa malade mu am Covid sonn mënatul nekk kër ga parce que problème bi léegi du confinement ñu yóbbu la hôtel nekkal fii nekkal fa loolu weesu nañ ko loolu récréation la woon loolu dañ doon préparer match bi léegi da ngay am Covid nga woote médecin bi ne demal toog sa kër foofu ngay confiné wu ñu bindal la ordonnance jox la boo gisee signe bi nga wooma boo gisee lii nga wooma boo defee lii nga wooma aywa toll nañ fi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ay personnel de santé lañ dañuy am suñuy mbokk yi nga xam ne mënatuñu des kër ga parce que oxygène ngelaw bi ñuy nooyi dafa inférieur à 92%. am nay appareils yi nga xam ne dañ koy teg ci loxo bi di ci xool yow li ngay nooyi ci oxygène ndax normal na parce que normal bi mu ngi diggante 95 ak 100%. ndaxte corona bi bu la duggee dafay ñëw ci poumon yi fi nga xam ne boo nooyee ngelaw bi oxygène bi foofu lay ñëw foofu lay laal basan place su oxygène boobu lay jël nga gis que ni bu la sonnalee da ngay am problème mu respiration parce que boo xëccee ngelaw gi amul place fi nga xam ne fa lay des fa lay nekk donc dënn bi di gonfler ngay siffler mel ni ku fat donc biñ ko defalee test boobu ñu gis ne que ne kii kat place am nekkatul kër ga ñu commencé di jël ne que bon dinaa woo docteur tel moom mu ngi centre de traitement bu ma ko woowee rek ñu préparé suñu ambulance yëpp teg xaar kii wax ñu place am na fii ñu yóbbu ko ñu woo Masamba ñu woo Mademba ñu woo Moodu woo Aïssa woo ku ñu neex ku ñu xam
Dakar fii ba Diamniadio ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci li nga xam ne moom mooy Covid jël prise en charge des malades yooyu koo mu ne la fii man 90 places laa fi am mais maa ngi ci 130 yemul foofu de maa ngi am 200 ci liste d'attente yi comme dialyse yay ñëw am urgence ñu ne la da ngay bindu xaar bu kenn faatoo wala bu kenn wéree mu génn ñu doon laa dugal fa lañ toll actuellement ñu nag suñu malade boobu noonu yàlla baaxee ñu xel ñu daw air liquide parce que oxygène moom ku ko manqué moom xam nañ fi ngay jëm bi ñu demee ci société boobu ñu jënd consommation 24 heures bu ñu ko xaymaa 150 000 la ci 24 heures moom la ñuy taf ci bakkan bi oxygène bi di ko alimenter noonu ñu dem ba benn instant loolu doyatul faw ñu yóbbu ko réanimation ñu commencé di woo clinique yi fenn amul benn clinique bu en place noonu lañ continuer ak suñu parent boobu bu yàlla moomee ko donc mbokk yi fii la situation bi toll ñu xam ne suñuy mbokk yi ñoo nekk ci hôpitaux yi dañ leen war a protéger ba léegi amagul pénurie de personnel de santé mais lu ñuy dund ñun ak yàlla ñoo ko xam lu ñuy naan burn-out maanaam bu fekkente ni normal bi fii la ci biir fii ni anormal maanaam nga jégg dem am feebaru xel fii la ñun ñu ngi ci bunt bi ndax jaaxle stressé léeg-léeg nit jàkkaarloo ak yow wala nga gis ay situation yi nga xam ne da ngay tëdd une semaine di ko xalaat ndax awma ci responsabilité nga nekk ci centre de traitement yooyu am 10 oxygène kenn ñëw nekk docteur débrancher ma kii nii parce que gis naa ne moom mu ngi 98 sama yaay mu ngi bëgg a dem te yow loi mayu la nga débrancher kii brancher kii nii noonu ngay toogee xool kooku nu mu génn àdduna sa kanam mbokk yi foofu lañ toll actuellement nañu bàyyi xel bàyyi di xalaat nekk wala di wax nekk ni lii ay manipulation la bu nekkee ay manipulation la aussi réalité la du li nga xam ne dañ koy nax-naxee nii ak lii ma sàmm ko defar ma demba naam bu fekkente ni am na mu ngi fii mu ngi rey te tout le monde a peur koo wax ne que diw am na corona mbokkam yi ñoo ko njëkk daw donc pourquoi pas ñun du ñuy jël suñuy responsabilité état ndax dinañ ko xaar fépp ci lépp déedéet c'est pas possible yéen ñii dund ngeen fii confinement dund ngeen fii xaw ma état d'urgence la xaw ma nuñ koy waxee ci li nga xam ne genn wàll lu ñuy dund egguñu woon foofu waaye lu tax léegi on s'en fout dugal ci marché bi fii xanaa bu dul imam Koli exiger port des masques bi nit ñi dañuy ñëw fii di xeex ak moom loolu ndax responsabilité la nit ki di jóg di la defar nga koy yuuxu ci biir jàkk ndax loolu xel la ndax xalaat la donc mbokk yi waxuma imam yi nekk ci jàkk yi nekk ci morgue yi ñuy sang dina la leer ki ni kii li ko fànn lii la buñ koy suul sax buñ la woowee sa mbokk la da ngay reculer nga yëkkati ko jox ko imam bi bu la laajtee kii naka la nga ne xaw ma te yow yaa ko gën a xam ndax loolu mooy responsabilité sauver sa bopp sauver sa bakkan kii informé ko moom dina am ay disposition yu muy jël parce que c'est son rôle mu ngi koy def fii sabilillah docteur yi ñu ngi liggéey fii sabilillah bu ñu meloon ni population bi dañuy toog suñu kër wala ñu dem dëkk bu toog foofu ne affaire bi bu jeexee ñu delluwaat am na ñi nga xam ne 24 heures ci 24 heures 2 heures 3 heures 4 heures de temps la ñuy nelaw donc mbokk yi solution bi mooy lan mooy que ñun ñëpp ñu conscient que affaire bi lu am la mu ngi fii te décès yeneen koy dégg
te xam ngeen ni li ñuy wax foofu bu nekkee dëgg am na li nga xam ne kenn ki nga xam ne dee na te enregistré wuñu ko donc li ñuy joxe ci décès ci maladie ëpp na loolu. donc mbokk yi solution bi mooy lan gis ngeen masque bii waru ñoo tekkaliko ak moom mesure d'hygiène yi nga xam ne moom lañ daan def mars avril 2020 tey lañ ko war a génn assuré distanciation sociale yi tey lañ ko war a génn respecté ñàkk dox ci li nga xam ne du farata ay ngénte ay xeew yi nga xam ne li fay yàlla ak sunna lu néew la ñu éviter ko wallahi boo leen xamoon li ñuy dund boo leen xamoon li nga xam ne moo nekk ci hôpitaux yi boo leen xamoon li nga xam ne moo ñuy yuutu comportement yi dinañ ko changer parce que c'est la catastrophe bu ñu nee c'est la catastrophe mooy lan suba da ngay am sax sa malade ñëpp daw la place moom bu leen ko xalaati amul man personnel de santé te am naa mbokk bi nga xam ne condition boobu laa lay nettali nii te amul fenn fi nga xam ne daanu naa ko fëgg buntu bi nga xam ne naa ko fëgg te du ubbeeku mais buntu bi tey la ma tëj man ak samay naataango ci woote yooyu toll naa woo naa sama benn xarit médecin la colonel la nekk docteur comme man woo ko mu ne ma docteur li la dal moo ma dal man tamit maa ngi wër xëy na ma woo Kaolack wala ma woo Fatick xëy na ñoom en place donc foofu la ñu toll seen personnel de santé yi boo leen protégé wul am na fu pandémie bi di toll doo leen gisati kenn imaam yi boo leen protégé wul ak sàngkat néew yi boo leen protégé wul am na fi pandémie bi di toll doo leen gisati kenn da ngay deyle yow yaay defar par A ou par B da ngay am malade yaay nekk médecin bi par A ou par B parce que li ngeen di sentir la ñuy sentir li ngeen di ragal loolu la ñuy ragal mais ñun possibilité bi ngeen am amuñu ko parce que ñun dañoo waat ci kanamu nit ñi ak ci kanamu yàlla moom moo ñu fotee donc mbokk yi nañ bàyyi xel ci loolu vaccination bi mu ngi fii musoon naa ko wax fii naam coow li lu mu amee ci corona bi bu muy commencé noonu lay commencé noonu la continuer mais ndax dégg ngeen ñu ne waa corona bi léegi lu muy rey lu mu reyaatu wala am na amatul loolu passé nañ ko te ñun ñoo fi nekkoon di ko weddi manipulation du manipulation passé nañ ko te ñun ñoo fi nekkoon di ko weddi waa ndax ñun fu ñu toll ci situation rek équation yi ñoo ñuy wër ñu daal di douter ñi nga xam ne ñoom ñooy defar vaccin yii di vaccin corona yeneen vaccin yii te yaakaar naa amul kenn ku nekk ci salle bi ci jàkk bi vacciné wu ko mooy tuberculose ku xool ci mbàggam fii nii am na benn cicatrice bi fi nekk bu fi nekkee rek tuberculose la pourquoi on ne s'est pas posé la question nekk vaccin boobu baaxul pourquoi ñu ne nu vacciné naa ci tuberculose boobu waaye am naa feebar bi et léegi ñu bugg a posé wu question yooyu ci corona naan gis naa ku vacciné mais jot na feebar bi naam waaw contraception boo leen ko xamee mooy pilule yeeg li nga xam ne moom mooy tere jigéen yi di am doom nit day nekk ci contraception mu jël grossesse te foofu taux de couverture bi 99% la kenn musu leen wax nee leen vaccin bi dina la protéger à 100% kooku benn doomu aadama benn scientifique mënu leen wax loolu c'est pas possible mais dañ leen ne ku vacciné wu boo jàkkaarloo ak virus bi bu duggee ci yaram bi forme mineure la lay def mun ngaa vacciné wu aussi nga bokk ci li nga xam ne mooy 5% yi nga xam ne vaccin bi amul la benn njëriñ mais ndax yéen ak man dinaa xam ne ci yooyu laa bokk kan moo mun a xam ne que ni man vacciné wu naa c'est efficace c'est pas efficace li valable ci yeneen vaccin yi moo valable ci vaccin bii et c'est ça la réalité donc mbokk yi liñ leen mun a wax bu dara xewee ñu ne lii mooy solution bi yow en tant que jullit en tant que responsable luy sa devoir defal
bu leneen xeewee nga xam ni borom bi la mais fii la ñuy toog bañ a vacciné wu duñ ko sax gëm bañ a vacciné wu wax naa leen cas boobu ki nga xam ne malade bi ci boppam moo ñu supplier gisuñu benn signe ci moom ñu tese ko mu positif bu bëgg a daw boppam boo nekkee loolu nga dem sa kër fekk fa sa maam sa papa sa yaay nga contaminé leen ñoom yàlla jëlee leen fii nii nga yaakaar ne yow amoo ci responsabilité fu lañ toll te bu fekkente ni ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal mënuñu leen gëm kon dañuy nekk Gambien wala ñu nekk Malien wala ñu nekk Mauritanien parce que ñoo fi nekk information bi ñuy dugal ñoom ñoo koy seet vaccin yi ñoom ñoo koy seet contrôler ko ba xam ne que ni kii il est fiable ndax ñun 16 millions de Sénégalais ñun ñëpp mun nañ dox seen tànk xool AstraZeneca fu ñu ko defaree ñu dem taxaw foofu vérifier ko avant ñuy jël suñuy vaccin nañ ko vérifier rek ci suñuy ceeb yi nañ sol suñuy dal ceeb bi nga xam ne Thaïlande Malaisie je ne sais pas Inde Chine Pakistan fu nekk lañ koy béy ñu dem vérifier ndax baax na ñu door koo lekk donc waruñu am méfiance boobu c'est pas possible bu fekkente ni population bi dem na ba foofu rek c'est la catastrophe luñ ko wax rek mu ne non attention ma ñëw nag ci réseaux sociaux yi ñu bëri ci la ñuy jàngee nañ toog kër ga nan réseaux sociaux bi moo may defal sama xutba bi tey sama julli jumaa bi tey réseaux sociaux bee ma koy defal damay play imam bi rek bii julli fële ma daal di topp ci moom loolu di ngeen ko nangu parce que c'est ça adduna buy dox dafa am nu muy doxaale dafa am li nga xam ne moom la ñu war a comprendre yéen a ma gën a xam ne que réseaux sociaux li foo nekk te doo leen ko jël bëri na li nekk ci réseaux sociaux yi te bëgg leen ko bëri na ni ngeen ko bañee ni ngeen ko dawee noonu la ay millions yi nit daw dem ci loolu vous le savez très bien pourquoi maintenant on veut se focaliser ci li nga xam ne suñu wérgu yaram la man mun naa ne jeune la bu ma daanalee am naa ay anticorps am naa force xool leen ci jàkk bi ñaata troisième âge ñoo fi nekk xool leen ci kër yi xool leen ci mbokk yi xool leen ci quartier yi c'est ça la réalité les gars li ñuy dund boo leen ko dundee pour ngeen ñëw julli ci fii sax vous allez vous poser des questions la situation est catastrophique na ko nit ñi xam jóg leen boo leen pare ngeen dem vacciné wu ji premièrement vaccination bi c'était quoi léegi loolu la ñuy wax non vaccin bu baax bi waa autorité ministre yeeg di DG ñu demee noonu ñoom ñoo ko vacciné wu te affaire bi bu mu ñëwee ñëpp la ñu wax période boobu ce sont les autorités ñoo doon vacciné wu ak les étrangers parce que ñooñu xam nañ bi affaire yi jeexee léegi kenn forcé wutul kenn chaque jour nga dégg fan la ñuy vacciné fan la ñuy vacciné fan la ñuy vacciné te pourtant fii la nekkoon donc avant qu'il ne soit trop tard lii xew ci yeneen réew yi pire bi moom mooy xew fii ñun Inde ëpp ñu ko doole Inde ëpp ñu ko médecin Inde ëpp ñu ko jumtuwaay dans la santé France Italie ñoom Brésil États-Unis ngeen yaakaar ni waa ñun yàlla daf ñu beral loxo ñun on est spécial ana spécialité bi ku nekk na xool ci boppam lan moo spécial ci moom donc mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ngeen dellu si waat xel yi li ñuy dund lu metti la vaccin bi baax na vaccin bi baaxul dafay def lii man bi ma vacciné ça fait plus de 3 mois nii spéculation kese la kenn mënu la ne li may wax ni dëgg la mun naa ko prouver mu ngi nii muy docteur muy professeur xanaa benn docteur bu waxee fukki docteur toog nañ fi weddi ko pourquoi ñuy d'accord ci moom juróom fukk ñi fi ils ont dit le contraire on le prouve pas ay professeur kan ci ñun bu feebaree du dem hôpital c'est ça la réalité mais noonu la ñu yàlla bindee
même sa biir kër boo waxee dina am ñi nga xam ne dañu am d'accord ma du lii xanaa borom bi bu mu bindee ba pare moom wax ni ana ñi gëmuñu léegi ngeen bëgg nit yi wax mu nekk consensus ana xel bi. donc mbokk yi situation bi fi la toll ma yemale kàddu yi fii nii ba incha allah la prochaine fois asalaamaaleykum wa rahmatullah